dafa am fii ci Thiès loo xamante ni nii gëj na fay am mooy ñaar fukki at ak ñaar yoo xamante ni nii dafa am ñu fi daan falu tey jii coalition bi nga xam ne moo bu judd bu bees bii di coalition citoyenne ànd siggil Thiès bi nga xam ne ñu ko ëpp ci ñu ko jiite doonuñu ay nit ñuy politique ki ko jiite coalition boobu moom mu nekk président Abdoulaye Dièye nekk président coalition bi man Ousmane Diop man nekk candidat commune Thiès Nord docteur Djibi Sarr nekk candidat commune Thiès Ouest bi jongante yi demee ba yëpp pare président Abdoulaye Dièye waa Thiès jël ko teg ko ci ville Thiès mu gañe ko waa Thiès Ouest choisir ko tamit mu nekk seen maire Thiès Est waa Thiès Est choisir ko mu nekk seen maire kon loolu day wane ni président Abdoulaye Dièye ak coalition citoyenne ànd siggil Thiès dafa gagné commune de Thiès Est ak ville de Thiès. ñu sant yàlla waaye dafa am lu bees lu fi am ñun waa Thiès lu nu dal ñun danoo am natt ndaxte Thiès dégg ngeen ñu fi wax nitu Thiès parce que waa Thiès am na lu nu defoon xëy na loolu moo tax yeneen communes yu mel ni nord ak ouest ñu sanctionné ñu sanctionné mburu ak soow bi ndax mburu ak soow moo indi nitu Thiès loolu nangu nan ko waaye ñun ñi nga xam ne bokkuñ ci mburu ak soow li may wax politiciens yooyu ba na amee seen mburu danoo dem naan dañ koy poñse loolu lan wax de lan bëgg a poñseel askan wi ma ni leen ñun sunu mburu maag Ablaye Dièye man damay jël samay ginaar Ablaye jël mburóom ñu soos ko docteur Djibi Sarr daaneel ay nagam ñu tufe ko ca Thiès Ouest kon mburu ak soow ñun ban ca bokkulee gisuñ suñ bopp arrangé wuñu danoo taxaw bañ nag et l'histoire retiendra que ñun doomi Thiès Abdoulaye Dièye ak Ousmane Diop ak docteur Djibi Sarr ak ñoom Ameth Mbaye ak ñeneen ñun àndal ay Mamadou Mbaye danoo lànk poñse bi dañ koo bañ ban ko waree bañ dañ koo bañ loolu moo tax ñu jàmbaarloog Benno Bokk Yaakaar duma leen fii ci Thiès gañe leen jàmbaarloog opposition bi duma leen gañe leen parce que ñoom ñaar ñooñu dañ doon def combat politique opposition bi ak Benno Bokk Yaakaar mburu ak soow dañ doon def combat politique ñun ñu doon def combat social. C'est pourquoi d'ailleurs j'avais dit à l'époque ni leen yéen a ngi xaar victoire politique mais ñun victoire sociale la ñuy xaar aujourd'hui la victoire sociale des Thiessois kenn du leen ko volé kenn du leen ko sàccal ku ci am sa règlement politique booy def mburu ak soow bu amee seen règlement politique ak ñi nga xam ne ñoom mooy waaye yeewi opposition bi nañ ko lijjantee feneen mais pas si ci Thiès. neewoon naa leen suñu coalition moo sant baax boo ne Ousmane Diop ñu ne dafa baax nga ne docteur Djibi Sarr ñu ne dafa baax nga ne président Abdoulaye Dièye ñu ne dafa baax loolu moo waral ñu ne ñun ñoo yor coalition bi baax te mooy coalition ànd siggil Thiès loolu moo waral tey victoire sociale bi nga xam ne moom lañ am fii ci Thiès am ñu ko bëgg a transformer en victoire politique loolu du dox te duñ ko nangu kon donc li xew mooy gis nañ ay nit ñoo xam ni danoo jóg di joxe ay résultats ma leen xamal ñi leen li nga xam ne mooy décompte yi mi ngi continuer di dem li nga xam ne mooy commission de recensement bi ñu ngi continuer benn résultat bu officiel génnagul tribunal ba kenn affiché gu fa dara et ñun danoo gëm suñu yoonu dëkk danoo respecter suñuy institution
respecté suñu lépp moo waral doo leen ñu gis ci campagne bi ñuy xiiroo ko ŋaayoo ak def na ko sudul noonu donc comme ñun ay républicain lañu danoo gëm suñu dëkk am lu ñu gëm ñun ay démocrate lan danoo nungu wuute loolu moo indi tey déggoo leen benn yoon bien sûr que ni résultat yi nga xam ni décompte yi yëpp suñu la favorable ci commune Thiès Est ak ville ñu téye ñoom nag li nu bëgg a def du jàll ay manipulateur lañ ndax am nañ fa ay nit ba nu demee biir tribunal lan fa gis dina am ku ci delsi loolu dalu seen xel ñu bàyyi ba pause bi am ñu génn pour manipuler opinion bi pour wax leen ni ñoom ñoo gagné suñu annulé wul ay PV yan PV la ni annulé kon ñoom labaj gi ñuy def ñun su ma nee waa Thiès lu nu dal xam nga mburoog soow bi ni wax ay lan ay nitu Thiès man fii laa gis opposition buy sàcc ci Thiès lii gàcce la Sénégal mus na lu ne Thiès lay xewee li bees Thiès mooy opposition buy sàcc lii gàcce la bi ñu indi leen lu ci Thiès ñu opposition bi ñu indi ñu sàcc parce que li xew R100 ñëpp xam nañ ko ba ñoom ñoo génn wax ko ni bu nu annulé wul R100 ndakate fa yemul foofu ñu tudd ci sampaate kon ñoom li ñu def xam nañ ko te préparé nañ ko waaye du jàll te su ma nee leen du jàll victoire sociale bi damay wax ni nan rafetal jikko yi sellal yorin wi wàcce tension yi ndaxte ku bëgg a nekk maire Serigne Saliou Touré maire Serigne Cheikh Ngounda Fall maire Monseigneur André Gueye da nga yor jikko ja laabri ja ak sellal ga ak taxawaay mat sëkk waaye boo yoru yooyu jikko nekk koo xam da nga bëgg a nekk xale boo xam bu ne nii nga ne marche la ñuy marche ca Dakar du fii la ñuy marche sa Ziguinchor du fii fii Thiès la ta xamante nan combat bu ne mën naa ko ci digg Thiès je suis un fruit du baobab combat yëpp fii lañ ko jàng ci lycée bi jànge ko ca feneen ak feneen ca université ba jànge ko ca France Ablaye jànge social fii doon doomu bayal bi yaatu moom mën a fat waa Thiès yëpp Ablaye moo aay ci ordonnance yi Ablaye moo aay ci jàkka yi Ablaye ak Ousmane ñoo aay ci affaire jigéen ñi mbootaay yi Ablaye moo aay ci ASC yi tey jii bu ñu doon campagne bu doon législative jëm suba Ablaye ak Ousmane Diop kenn du leen laaj ci campagne bi mooy kan ndax ñëpp xam nañu ak docteur Djibi Sarr waaye ñi ni naa farmeer waa Thiès naan kan mooy ki nu fal loolu musiba la parce que suffrage universel direct lan wax nga war a tànn ki nga xam jox ko léegi yow ñu ni yow fal nañ la ba pare ñi nga fal naan kii mooy kan kon ñoom jeu bi objectif bi nga xam ne moo taxoon ñu def réforme yi kon faussé nañ ko ñoom dañ fee joox kon ma wax leen ñi leen fi mu toll nii lenn moo dara bàyyi xel Ablaye bi ñuy def sunu campagne électorale Thiès gépp génn nañ ànd ak ñun Thiès gépp socialement ñu taxaw bëgg ñoo fal ñu nekk ay maire yoo xam ni victoire sociale bi ci ñun la jëm kon du ñu nangu ko am ay règlement politique bëgg ko indi fii bu dee danoo bëgg a wuti doole ci seeni opposant ca kaw ni dañuy wàcc Thiès fi leen ñuy fekk damay wax ni kenn bëggul sàcc suñu victoire lu dul yeewi askan wi dana wax yeewi askan wi lu mu leen jaral bis bu nu préparé Ablaye Dieye ñi moom moo gagné mairie ville ak mairie Thiès Est suñu yëngaleen dinaa leen jàpp dinaa leen duma ba yeewu leen fii ci Thiès opposition buy sàcc bu nu proclamer suñuy résultat ñuy def lu ni nangam du jàll ça ne passera pas ndaxte kilifa diine yi xalaatuñu teg ñenn ñi ci bopp mairie bi Ablaye lañ bëgg mbootaay jigéen ñi Ablaye lañ bëgg ay say Ablaye lañ bëgg autorité yi Ablaye lañ bëgg su ma nee autorité mooy notable Thiès yi laa wax Ablaye lañ bëgg kon coalition ànd Siggil Thiès mooy coalition citoyenne bi nga xam ne ñun ñoo ko composé
kon ku fi bëgg a yëngu la xew Dakar ku fay mars na nga fa mars la xew Ziguinchor lu ko waaye na ko def na waaye fii ci Thiès man Ousmane Diop maa leen wax ni du jàll te su ma nee leen du jàll dinaa leen duma comme ni ma leen dumaa ci élection yi maag Ablaye Dieye ba yeew leen te ku leen walluwaaye ma yeewaale kon ma wax leen ñu leen ci li mujj fi may daanele mooy maa ngi woo waa Thiès mbootaay yi gën leen ASC yi gën leen kilifa diine yi gën leen les Thiessois de l'extérieur taxawu leen Thiès maa ngi woo képp ku yeewoo Thiès nga taxaw xam ni ñii su fekkente ni joxaguñ leen ay maire ñuy labaj ay carte kon xam nga ni jubati gi nekkee ci fi nekkoon moom lañ bëgg taxawal fii ci élection yi kon nag waa Thiès dalal leen seen xel benn résultat bu officiel génnagul gone yi ndaw bëgg a fekk ay mag yu set ay xale yu sel Thiès jóg taam couleur vert blanc ñu jóg ni tey jii coalition ànd sigil Thiès parce que dañoo bëgg sigil Thiès ay gone bëgg a ñëw bëgg a fitnaal waa Thiès loolu dafa am kon ngeen am taxawaay te préparé ñu lu mu leen jaral dinañu ko jaral. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ku nekk si turam ak santam comme ni mu ko waxee rek yaakaar naa ne président Ablaye Dieye ak coalition citoyenne dañu jàkkaarloo ak ñaari grande coalition benn bi di Mburok Sow Idriss Seck ak Diatara nga xam ne dañoo yàq dëkk bi ak waa Mburok Sow waa Thiès sànni leen fële ci àll ba daal di jël Ablaye Dieye teg ko ci kanam mu am nag coalition Yewwi Askan Wi kii wax na ko léegi ñun Thiès ñooñu di wax bi ñu dalee di xeex ñu ngi toog bangu ay 9e ak 7e bu ñu fonto ñun duñu ku ñuy menacé suñuy menacé nañ dem menacé ji ñeneen mais fii à Thiès les populations vont se tenir prêts et faire face à ces gens-là parce que yow falaguñ la ngay njublan di tappale parce que fan nga mës a gis isoloir boo xam ne juróomi nit ñoo fay daje di voté ñu voté ba minuit taal ay torche jël ay nit dugal leen ci bureau yi ay 25-30 personnes tëj leen ci ay bureau ñuy voté ba 1h du matin jot ba yenn PV kenn renseigné wu ko donc Yewwi Askan Wi ñu xamal leen seeni njublang seeni tappale feeñ na ñu ne yéen nag ñoo dëkk Thiès ñoo dëkk Thiès te duñ leen ko may duñ leen seetaan duñ leen du ngeen ñu menacé Ablaye Dieye sera maire de la ville il sera maire de la commune de Thiès donc ku fi yëngu ñu duma la ba nga toog parce que ñu nax ñoom la ñun suñu yoon nekkul ci Mburok Sow le Mburok Sow et le Benno Bokk Yaakaar sont rejetés par les populations mais également Yewwi Askan Wi ñoom groupe de comploteurs lañu c'est des manipulateurs dañuy nekk ci réseaux sociaux yi di fen di tappale di joxe ay résultats Thiessois yi ki ñu fal xam nañ ko du ñu fal koo xam ne nii dañ lay laajte Babacar Diop dinañ ko dénk la maire de la ville la mairie de la ville loolu xel xalaati ko mairie boo xam ne Senghor moo ko jiite woon tey du ñu jugee ci ay erreur di ci delluwaat Thiessois yi tànn nañu Ablaye Dieye la ñu tànn pourquoi parce que depuis 5 ans moom la ñuy gis mu ngi ci école yi mu ngi ci daara yi mu ngi ci jumaa yi mi ngi ci jàkka yi mi ngi ci étudiants yi mi ngi ci population yi mi ngi ci famille yi waa Thiès nag choisir nañu ils ont fait le bon choix te le bon choix Abdoulaye Dieye la mais tappale yi ñu def R100 nañu xam ne feeñ na ndax njubla ngeen fa defoon tappale bourrage des urnes loolu du jàll élection dañ ne dafa war a am secret mais juróomi nit dajaloo ku ne di wan sa morom bii laay wote ñu tappale loolu du jàll ay nit nga dugal leen ci ay bureau ñuy def ay bourrage des urnes loolu du jàll Babacar Diop moo wax ne bu ñu supprimé wul R100 bu ñu ko annulé wul pourquoi mu koy wax moo ko wax fii ci benn rajo donc xam na ne dafa njublan dafa tappale xel xalaatul waa Thiès xam nga lu ñuy xaar Ablaye Dieye maire de la ville mais bëgg ñu dégg leneen te leneen du fi am te suñu waa Benno yi comme ñun Idriss Seck comme dégagé nañ ko le nouveau leader c'est Ablaye Dieye loolu na leer moom la waa Thiès tànn parce que mooy seen doom moo set loxo moo indi wërsëgam bokk ak ñoom sàccul tappalewul njublangul saagawul yuuxuwul deful yëfi tappale ñii nag nañ ñu may jàmm ñun ay xale yu ndaw duñ ñu menacé de na ñu xam ne ñun waa Thiès dañuy jël suñu responsabilité parce que nit Thiès lañ fi amoon mu yàq suñu der waaye opposition buy sàcc loolu yàq der la gàcce la donc il n'est pas question donc tey R100 lañ fa def ci njublang yëpp feeñ na ñoom seen bopp ñi ngi commencé di wax
ndax am nañu bokk ci ñoom ñu ñëw ci ñun dañuy wax dëgg yàlla ñun dañoo tappale woon dañoo sàccoon mais xam nañ ne gagné wuñu ci gagné mooy Ablaye Dieye et opinion bi xam nañu ko te ñun également au niveau de la coalition pare nañu ci côté yëpp lu mu leen jaral ñoom ñiy sàcc ñun ñi moom yëf yi Thiessois yi fal ñu dénk ñu ko jaral nañu ko ndax Ablaye Dieye moom mooy avenir Thiès yàlla dénk na ko ay moyens yàlla dénk na ko xam-xam également dénk na ko relation waaye koo xam ne sa relation rombul table commune bi ngay xaaraat ñu jox la suñu mairie de la ville bi yow duñ ko nangu parce que Thiès dafa toll ci avancé te day dem avec Ablaye Dieye la zone industrielle day nekk une réalité xale yi am liggéey avec Ablaye Dieye ay oto mbalit day nekk réalité ndax Thiès amatul oto mbalit dëkk bi dafa salté avec Ablaye Dieye dëkk bi dina leer dëkk bi dina set cadre de vie bi dañ ko defar ñu jàppale jigéen ñi jàppale femmes yi organiser dëkk bi Thiès mën a jëm ca kanam loolu nag duñ ko xam préparer suñu programme ak suñu mise en œuvre ñu ngi koy préparer ñun li ñuy xaal mooy ñu proclamer les résultats ñu tàmbalee liggéey mais incha allah Ousmane Diagne na ko leer ne du toog ci mairie est Babacar Diop na ko leer ne toog mairie ville ndax li kiy wax ku fi yëngu ñu duma la ba yeew la comme ñoom dañuy yeewi ñun dañ leen di yeew donc voilà la réalité bi am na population yi ànd ak sérénité ànd ak dal ndax nag bu Ablaye Dieye wootee ah Thiès yëpp ay jóg de ndax Thiès yëpp ko voteel ndax kilifa yi li ñuy xaar mooy kañ la Ablaye di toog ca mairie ba jàkka yi loolu la ñuy wax imam yi ulama yi notable yi personnalités yi hôpitaux yi waa Thiès yëpp de manière générale dans leur écrasante majorité li ñuy xaar mooy kañ la ñuy installé Ablaye Dieye maire de la ville comme Idriss Seck abal nañu Yankhoba Diattara abal nañu Ngourock Sow abal nañu du ñu nangu opposition buy sàcc di fi nekk mukk nañ ko defee ji feneen mais Thiès moom pare nañu lu mu leen jaral nañu lu ko ëpp te ñu ànd ak sérénité la majorité moom Ablaye Dieye lañ ko jox maire est ak maire ville c'est pour la coalition citoyenne And Siggil